Yeah, what's up sama gars seen doom nag bu na day gars yi tey fu ma koy duggee no stress on s'en bat les couilles. Hey, I wanna peel. I wanna bah. Gars yi ñu démarré tey damay dugg c'est Moïse NG. Non boy bi dama leen di wax dara boy bi c'est un gosse boo xam ne gars yi war ngeen bàyyi xel si moom je vous le dis boy bi dina bokk si kàngam yi dafa am plume bu extraordinaire bu graaw te dangereuse loola nag boy bi lu tax mu graaw dafa dégg wolof am plume bu graaw te bàyyi leen si xel wax naa leen ko nag bàyyi leen si xel suñu paree ñu dugg si Pipoza mais affaire bi balaa muy ñëw Zosé on s'en bat les couilles Black Lion ay wana sama générique bi ñu dem. Oji nigga sama siri ma nigga. Sama siri ma nigga. Benn bitches duñu diri ma nigga. Benn bitches duñu diri ma nigga. Oji nigga sama siri ma nigga. Oji nigga sama siri ma nigga. Benn bitches duñu diri ma nigga. Benn bitches duñu diri ma nigga. Gars comme nu ma leen ko waxee Moïse NG so I wanna Pipoza Moula mooy deuxième partie bi léegi nag ñu dugg si Moïse NG ma wax leen lu tax ma ne boy bi dafa yor plume bu graaw déglu leen lii première phrase man bi ma jël bu may faj bii sax gënu ma faj am na yeneen yu ma gën a faj mais boy bi def ne bul ma tooñ ma noppi nga foog ni damay bàyyi mu sedd boo ma gisee ma baal maag sa gel la si biir soirée oh fuck this shit est-ce que dégg ngeen bul ma tooñ non booy bee graaw war na rasulullah bool bee graaw bul ma tooñ ma noppi nga foog ne damay bàyyi mu sedd boo ma gisee ma baal mag sa gel la biir soirée baal mooy baal nit ki ak baal dem fecc soirée dem quel jeu de mots quelle technification quelle tonification quelle rajaxisation quelle pëccaxisation deuxième phrase bu ma rey nee na dégg naa da nga ma silence mais amul statut buy wax mais dem mais gars fu ñuy inspiré mooy yi man jox leen ma xëcc si bagage yi ma am inspiration lu ma dafa graw dégg naa da nga ma silence musuma gis statut buy wax mais dafa graw amul statut buy wax sax laa wax booy bay graw dégg nga ma silence maanaam da nga ma taaf doo wax ak man mais moom dund ko parce que musul gis yow statut nga doo bouger doo fax doo ñax tamit non booy bay graw troisième phrase bi déglu leen nee nañ màgguma woon moo tax déggoo artiste Colobane léegi loolu yëpp jeex na ñoom ñëpp laa nar a ñuus ndeysaan cey beneen bee may rey lu siy toog mu ne rab bi sama gal la c'est moi qui le gère déggoo fleur si taal taxul pata père. Sur place. Malikin Allahu akbar waa na vidéo bi jeex na fi yem gars yi boo leen xoolee changement de lieu am na quoi maa ngi jégalu si lool parce que maa ngi tourné ay vidéo ay couple tubaab ñëw di fóonante foofu di ñamante kay boo leen koy def leen ko seen kër ak seen i doom di yuuxu foofu moo tax je suis obligé de changer désolé pour changement de lieu bi c'est juste un peu mais pour ñëw si booy bi non foofu dafa graaw rab bi maa koy gérer sama gellam c'est moi qui le gère maanaam gérer rab bi comme quoi mooy diriger ak booy gérer gal doxaan tëj mu ne nii dégonfleur si taat taxul pata père dégonfleur li ñuy def mu fëti di benn léegi ma dugg si bu si topp quatrième phrase bi ne maay laalo seen cere maa ngi fi takkandeeru naaj bi féetee day ku leen wax dégg ngeen maay laalo seen cere maa ngi fi takkandeeru naaj bi féetee Moïse Serigne lu mu wax takkal téere sa naissance su album du am expiré certificat cimetière rek nga fi dese yaa ngi dem Salman gàlle laay ceene waaw pop mais gars yi balaa loolu am na benn jeu bu ma bëggoon benn jeu boo xam ne dafa pour jeu boo xam ne jeu de mots si I wanna bu Moïse la après ma xool ndax di ngeen comprendre lu ma wax dinaa leen jox jàppale leen tuuti léegi na extrait bi ñëw avant may ñëw décortiquer fii lu ma wax après ma jàppale leen benn somme extrait si lu mu teg foofu après ngeen wax ma lan la den jéem a xam lan la wax jéem a comprendre na affaire bi tourné nag. Crack kese say kuy comme ni me kese kula kese ko barkaas carrément kese kami kaas kani bar rappeur Camila kanila si sa bët capitaine bu ñu gisee extrait boobu Moïse déjà duggam dafa garaaw bu mu duggee mi ngi naan ay kala na xatatataj mais pour bañ a sori extrait bu ma leen jox noonu rek lu mu wax foofu nee na crec kese say krew comme ñeme kese kula kese ko barkaas carrément def si kami kaas kani bar rappeur Camila kaani laa si sa bët capital si sa dëkk café laa si sa club loolu suite bi la léegi dama bëgg après gën jéem a wax lan la wax na affaire bi tourné parce que booy bi dafa grave barki booy bi du nit booy bi du coroxaan du foo mais léegi ñu dellu si fi ma jógee maanaam lu booy bi wax mooy bu mu ne may laa rase maa ngi fi teg daa reeru féetee tëj Moïse Serigne lu mu wax
takkal téere maanaam lu mu wax jàppal neen sa naissance album du am expiré certificat cimetière rek nga fi dese maanaam sa album da dul neetre bañ koy gis du toj day kii day flap day faxas day taj du génn sa xàpp tàpp bu 1 minute maanaam booy bi plume bu mu yor boo leen bëggee dégg-dégg xàpp boo yoroon bu na wañ sax da koy percer il perce l'imperçable il perce tout ce qu'il doit il perce loolu rek la fi dese après nag phrase bu may lay mu ne ah yaa ngi dem saal man gàlle laay ceene dem yaa ngi dem saal man gàlle laay ceene on a allusion à ceene ku musculé ak salle de sport ana tamit salle toog salle mais moom nee na gàlle lay ceene gàlle tamit lay toog gàlle lay toog donc booy bi il écrit bien war na restaurant booy bi il écrit bien faites attention à ce petit il a une plume qui est extraordinairement plumable waaw loolu laa moom lu may wax gars yi phrase bii di ñëw prêter leen si grave attention dama xamul sax lu tax ma indi ko fii mooy 5e phrase bi nee na wiccaxu dama cate da nga cate munoo ma catu mën ma mooy gis nga chinois bu ñuul dem mën ma mooy gis nga chinois bu ñuul impossibilité de l'impossible mu ne ay piw pan li may rab moo ëpp saas duulin bu tàng li may rab moo ëpp saas duulin bu tàng saas ak saas duulin bu nga teg mu saas maanaam duulin buy tàng bay fat bay saxaar bay xëmmaliku maanaam daal booy bi c'est incroyable mais siis bi mu ne ku seng ak man masqué kanamam ah ñii seen buntu kër ma da fokk laay gasee seen kàmb da nga bëggoon ku la posé far ma defal la timbre allahu akbar je suis chaud man booy bi ma pète la gueule mais incroyable gars yi foog naa fii laay tëjee si Moïse mooy nee na da nga judd pour dundal sa dee ndax la mort c'est à vie dem da nga judd pour dundal sa dee ndax la mort c'est à vie incroyable booy bi wax naa leen dafa dof du nit léegi nag man fu may tëjee awana piw awana pan José osa baale kuy léegi ma may leen katakili dama katatafi tambal kon yi dooñu kale duñu copie collé kala naxa ku ma kale naa la kala ku fi ñoo di king gis kan ko ci leen si ay kala ba barke Rasulullah na tëj awana piw awana pa ñu dugg si Pipoza mu laa waa gars yi ñu dugg si Pipoza man tey Pipoza soowam bi dafa graaw soo Pipoza bi lu tax ma géej ko dugal ma toog lu yàgg dugaluma ko dafa am lu ma doon jéem a xam quoi dama toog analyser parce que je me dis boy bi new school lay clash wala old school yi lay clash man loolu moom lay pic wala whatever ndax du clash pic laay wax quoi pic mais am na ku muy waxal j'en suis sûr léegi nag dama leen di jox ay phrase moom daal nee na mooy président si game bi léegi nag président si game bi nee na moom la après mu ne foog seen axlu te maa ngi ak brique dugg soirée di sol ay tic maa ngi wóol te ñoom ñoo ngi si biir ni butit munoo leen ñu gis teem est-ce que dégg ngeen foog seen axlu te maa ngi ak brique dugg soirée te di sol ay tic non booy bi bind bu nice axlu brique la wax foofu axlu brique après je sais pas ndax big up la shout out eso wala pic la si ñoom parce que après dafa am luy topp si phrase bi lu jaxasoo lu graaw booy bi la clip léegi bi ngeen dégloo loolu man lu gën a jaxase sama xel si sonwam bi mooy bu mu naan ñoom ñëpp may consipet di conseiller te bu ñu génnee comme góor jigéen ne doo si génn yéen a ngi dégg ñoom ñëpp may conseiller si pet te suñu génnee comme góor jigéen ne doo si génn maanaam ay coups bas ay couteau dans le dos lay recevoir léegi nag dafa am lu ma jaaxal mooy phrase bi mu naan seen temps moo jeex ni ku daanu ba toog damn nice écriture daanu ba toog maanaam xam nga rek boo sekkee daal di daanu daal di toog yaram bi daal di tas tasaare faraare kër daal di tegu daanu ba toog am na tamit seen temps moo jeex koo xam dafa def ba sonn ba daanu toog daanu il peut plus il est épuisé ñaar yooyu sa rappeur du daanu nga foog dégg nga après mu ne loolu sa rappeur du daanu nga foog sànni ma pic ma ñuus la si peel yi bandi dem sànni ma pic ma ñuus la si peel dafa naay sànni ma pic ma ñuus la si peel yi pigu rappeur boo xam day adressé à un autre rappeur indirectement ak pic bu ñuy mooy pic bu ñuy kiiwee bu maçon yi di utiliser ak yooyu ak peel incroyable quelle écriture mu ne bandi rek ay dee si fin bi après écriture bi daf ma ne mu ne rab bi du jinne te jinne du rab carrière u handicapé yaa ngi daw dem rab du jinne te jinne du rab rab du jinne te jinne du rab rab du jinne te jinne du rab
rap du jinne te jinne du rap il fait allusion à rap hip hop ak rap seytaane rap maanaam ñuy naan day dugg si nit ak yooyu ak jinne ak ñi nga xam dañuy naan jinne lañ duñu nit ndax lu ñuy rap mais man rek maa fi dul nit nag nangul leen ma loolu rek den bàyyi ko loolu la leen bëgg a wax non booy bi du nit te lu si topp moom a gën a gaañ carrière u handicapé yaa ngi daw dem handicapé c'est dafa def loo xam non c'est incroyable carrière handicap maanaam carrière boo xam mënul dox day soox du soox sax day taxaw du taxaw day tàcc du taxaw day tooj du taxaw day pooj lépp lay def léegi mu ne yaa ngi daw c'est impossible mu ne dafa ñu ma reetaan ni cokotaan si seddaay lay gën a bind son yu tàng dem maanaam loo ko cumbax mu cumbaxal man booy bi léegi nag sama questionnement ndax mooy old school lay clash wala clash old school man daf ma jaaxal parce que mi ngi naan foog seen axlu te maa ngeeg brique après loolu mën na nekk shadaw mais après lu mu ne ñi may conseillé mais góor jigéen génn si ginnaaw naan xaw ma doo si génn ndax conseil on est d'accord que ku la mag moo lay peut-être am na morom mais après lu mu ne tamit seen temps nu mu tëdditi moo jeex ni ku daanu ba toog loolu tamit man je me dis tey ji peut-être man après am na lu ma rëcc si lii je me dis peut-être ay boy lay pic mais man je pense que lii old school yeeg gën a moom man ni ma analyser texte bi am na yeneen baar yeneen affaire yu gën a forox yu gën a grave mais affaire bi dama ko def gaaw parce que dama bañ vidéo bi gudd torop loolu rek la sama gars yi asalaamaaleykum rahmatulah wa barakaatu di leen nuyu di leen ziar bu leen fàtte partager aimer daal di kii nam bu na yow la bu na doo nit ma xam koo xam ni loolu man na oui c'est moi